Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yéen ñi fi toog yëpp di leen nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di tàmbalee nuyoo bi ci suñuy frère suñuy leader yi nga xam ne ñoo bàyyi seen soxla ak campagne bi ni programme bi saturé ñu bàyyi lépp pour ñëw honoré ñun fii waa Fayu ak Sud Stade en l'occurrence docteur Ndiaye bi ñu bëgg ngeen tàccu ma ko bu baax ndax jàpp na ci bis bi vraiment def na ci lu mu mën mais li ci dàq mooy présence bi ma teg ci aussi DC muy Demba Diouf moom tamit bëgg ngeen tàccu ko ndaxte jàpp nañ ci bis bi di nuyu aussi suñu honorable yàlla na ko yàlla def muy soxna Maymuna Sène di sant di gërëm aussi samay sœur muy Umu Ndiac ak Seynabou Dione nga xam ne bàyyuñ ma wéet ci liggéey bi di sant aussi samay dëkkandoo muy ñam Oumy Gudia bi ñam Cuuna Ndiaye ñam nday ñang ak ñi ma bañ ndax su kulim sax da ngay juum sant naa waa Fayu ak waa Sud Stade di beral nag nuyoo suñu jeunesse bi mention spéciale ndax lii mooy avenir ndax ñun ëllëg incha allah pays bi ñun lay appartenir ñun ñooy diriger te li koy wane mooy am fulla am fayda am ambition fu góor teg tànk benn ñun jigéen ak jeunes ñu teg fa suñu tànk ñu ànd di liggéey si biir loolu guddi na ba pare di wax tamit waa ASC Fayu ak Sud Stade sant naa leen gërëm naa leen ndax dëkk bi bëri na ay nit ngeen choisir ma modeste personne def ma marraine seen première édition ci mémorial bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ASC bi jëlee ko ci dirigeants yi les joueurs ba ci suuf yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne bi première édition bu mu nekk suñu budjeel yàlla na nekk ay édition te kenn bañ a manqué ñu bañ a ñaan sax mu nekk mémorial mais mu nekk tournoi ndax ñaanuñu yàlla kenn manqué lu mel nii di wax na ci li tax nag ñu gën fee taxaw muy politique ndax moo xew di leen ñaax nag yéen ñi fi nekk muy waa Fayu ak Sud Stade comme ni ma koy faral di waxee mooy xam naa ni presque ñëpp retiré nañ seen carte d'identité ñëpp retiré nañu ndax carte d'identité ak carte électeur bi benn la léegi li ci des nag mooy le jour J muy le 30 incha allah ma leen di ñaan ngeen def un vote massif ñëpp dem ci urne yi ñëpp voté pour la coalition Benno Bokk Yaakaar defe naa ni incha allah ok di wax ne leen nag loolu laa bëgg ñu def ko très tôt ñun ñëpp ñu jóg mobilisé wu ku ci nekk fa ngay dem nga teel faa dem def sa fulla ak sa fayda defe naa spécimen yi ku ko fi yor war nañu ko mën a wane ku yor spécimen je crois que spécimen yaa ngi nii liste baa ngi nii borom fas bopp fas rek waaw kon nag dañ leen di ñaan yéen ñi fi nekk ngeen xàmme ko bopp fas bu weex baa ngi nii mooy bii képp kuy voté na nga xool lii bul jël beneen budul bii naam am nga droit yéen jël ñeneen ñeent mais na bii jiitu bii rek kon nag na leer kon nag ci biir loolu waaw aussi ñu ngi may signaler am na benn mouvement boo xam ne dañ fay nekk di def proximité ñuy jàppale docteur Pape Amadou Ndiaye ma lay remercier ci loolu ndaxte nit bu defee dara rek da nga ko koy delloo jeunes yi nga jàppale leen ñu leen teg ci yoon man bi ma ko commissaire waxee ne ma docteur neen dañoo bëgg ay jeunes yu def proximité dama ne kon amul benn problème je vais m'en charger yàlla suturaal ma la jeunesse de mon quartier nangu ñu wax leen ko ñu jóg topp seen ginnaaw mais biñ ko dalee léegi amul une semaine mais ils sont plus de 30 jeunes yoo xam ne di jël récépissé yi jeex na dugg ci koñ bi di liggéey kon nag loolu dañuy ñaan mu nekk un mouvement boo xam ne day nekk un mouvement continuel bu mu arrêté ci lii parce que on a autre chose bi ñuy xaar muy les élections de 2019 te yàlla nañu yàlla mbay ndam ba ñu yegg ci loolu léegi nag damay jox vraiment samay naataangoo yi fi nekk ñu sànni ci kàddu aussi comme ñoo fi toog di remercier aussi président Abdou Mbow ndax tamit yónnee na fi ay loo comme ni docteur Ndiaye yónnee enveloppe Demba joxe enveloppe sant nañ leen gërëm leen na leen léegi nag maa ngi leen jox kàddu gi ñoom ñu sànni ci kàddu di leen nag sant di leen gërëm te di jégalu aussi ci guddee bi di leen wax ne yàlla ñu yàlla may ndam au soir du 30 incha allah. nag sama sëriñ dama koy bàyyi rek docteur mooy man maay moom mu waxal ñu ñun ñëpp rek. kii di wax lii mu def mooy cër woo nit organiser lu mel nii àndandoo booloo bokk ndey bokk baay. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu mbokk Fayu Sud Stade di leen nuyu ku ci ne ci sa tur ak ci sa sant di leen wax nag fii dañu fi xawoon a am jaaxle ku ne day wax li ne ba ñu jaaxle
yàlla may ñu ubbil ñu buntu taalal ñu lamp yi soxna Fat Jaw miy jóg daal di génn rek suñu jaaxle yëpp jeex Fat Jaw ba ñu commencé dama dajeeg moom ma ne ko fii Sud Stade dañ ko pertoon élection yi weesu su doon sama sago nga génn nga takku wàcc ci terrain bi ànd ak xale yi def porte à porte pour que ñu def renverser situation bi fi nekkoon waaye sama xel dal na ba ma ñëwee nga génne Amazone yi ak jeune champion yi ñu ànd dugg ci terrain bi këroo kër buntoo buntu ñu jaar fa wax fa li président Macky Sall liggéey te loolu neex naa wax président Macky Sall moo indi autoroute bi jëlee ko Sindia indi ko Thiès incha allah 7 décembre dinañ ko inaugurer président Macky Sall moo jël autoroute bi jëm Ila Touba amul fu mu ko dooree fu dul Thiès gii mu jëm Ila Touba président Macky Sall moo jóg indi fii université de Thiès gii 12 milliards pour defaraat université mu nekk université bu mag ba suñuy doom dootuñu toltolaan dootuñu sax ci dem université de Dakar wala université de Saint-Louis université de Thiès la ñuy toog def fi seen liggéey président Macky Sall ISEP Institut supérieur d'enseignement professionnel bi njëkk ci Sénégal fii lañ ko dooree ci ñaari at xale yi génn liggéey teral seeni njaboot dama ne chantier de Thiès yëpp président Macky Sall a ngi ci xale yi demandé nañu nag Stade Lat Dior dañ ko door gars yi liñ ci bëggoon président dafa ñëw ne bëgguma ko ni ko gars yi bëggee woon gars yi dañu ne woon dañuy defar stade bi defar terrain bi mu mel ni yeneen terrain yi mu xam ne suñ ko defee noonu ëllëg du baax ñu jël ko def ko comme ni Europe léegi yéen ay xale ngeen dëkku ngeen fii dem leen ba ci stade ba dañ koo gas yëpp dugal ci biir ay tuyau indi ay allemand yoo xamante ne ñoo yor liggéey bi su ndox mi tawatee ndox su tawatee du taa kenn day taw bay bal ñu mën a fubal ci kaw taw bi ndaxte lu tax ndax loolu ndox mi pour arroser ko goutte à goutte lañ def dañoo suul ci biir ay tuyau yooyu mooy benn ndox mi soo bësee bouton ndox mi yëpp tooy loolu président Macky Sall def na ko amul stade amitié amul loolu léegi nag ku bëgg lu baax il faut nga xaar tuuti loolu mu tudd taaxirlu looloo tax yéex bi liggéey bi yéex tuuti ndax li ci président bëgg moo nekk ci qualité boo xam ne qualité internationale la fii dañoo bëgg suñ terrain su paree day mel ni Stade de France su terrain bi paree mu mel ni près xoolal Emirates Stadium noonu la ñu bëgg mu mel loolu laa bëgg ñun Nou Camp la ñu bëgg moo tax duñ ko def ci liggéey sorxo moo tax mu jël tuuti temps waaye même lu mu jëlee temps ñi ngi taxaw ci seen loxo taxaw ci seen xef chaque jour ñu fàttali leen ne leen gaaw leen xale yaa ngi xaar kon nag loolu may wax mënuma nag wax di tudduma sama rak Demba Diouf waa Mbour doo leen tàccu la dama ne Demba waxuma politique Demba sama xarit la sama rakk la te lu tax ma def ko ak moom du leen de lu dul jikko ju ma gis ci moom gis nga xam mag su àndeek xale ànda ma neex xale baa yaru ndax mag moom su gisee xale mu doy waar mu téye loxoom yaa ngi jaayee ko de yaa ngi jaayee dama yàggaay ma ne kon yëf yaa ngoogu dama ne nañu ñag porte à porte yi incha allah boo leen ko bàyyi ba mu jeex bés bu ne kër gu ne bu leen bàyyi benn kër boo xam ne demu leen fa waxtaan leen fa président Macky Sall lu mu bëgg ci Sénégal
dama ne bëgg naa bés bu élection yi jotee guddi gi ba guddi 30 juillet incha allah sunu caravane maag Demba Diouf bii ñu ñëw ba fii taxaw jubilé. gaynde laa wax. waaw waaye di leen xamal ne rek. waaw. ma ne kon yëf yaa ngoog dama ne yëf yaa ngi dañu am feneen fu ñuy dem. di kontaan ci Pape Sarr bu baax moom itam ci pare yi la bokk ñëw na indi fi ñu ko am solo jox ko gars yi Pape Sarr ñu ngi lay remercier ci turu Pape Siré Dia ci turu docteur Pape Amadou Ndiaye ci turu docteur Ndiaye ci turu Demba Diouf. que ñu commencé ndaje mi ñoom ñoo waroon a ñëw njëkk a jël parole dalal leen mais yàlla dafa def ni dafa am ay manifestation yu ma war a dem ñu may soññu sànq ba léegi ginnaaw Issa nag sama rakk la. man mooy moom man naa leen ci turu Issa souhaiter leen la bienvenue di leen gërëm ci mobilisation exceptionnelle bi di wane seen cofeel ak seen engagement ci gannaaw Issa su ma nee Issa nag boole naa ci koddu ak jigéenam yëpp mënuma fàtte tamit Seynabou Jon mi nga xam ni moog Issa ak Koddu ñu ngi laxasaayu depuis 2009 di liggéey ci parti bi nekk ay ñayu xare ñu leen di encouragé di leen wax ni ñëpp yëg nañ seen liggéey te yaakaar naa ni ku jëf jël di nuyu kon sama sœur bi fi nekk Ndeye Tické docteur Pape Amadou Ndiaye sama xarit sama rak Lamine Ngom Fatima Mohamed Diallo ak sama jigéen ñii fi nekk muy sama yaay Oumou Ndiath Mama Diaw Seynabou Ndione tudd naa ko sànq ak ki nga xam ni ci investi la bokk muy madame Maymouna Sène Diop nee na candidat de la jeunesse du ma fàtte mukk di témoigner sama cofeel ci sama yaay sama xarit muy maire Mati Ndiaye Marème Kassé maa ngi lay nuyu sama yaay Issa nee naa nuyu yaayam donc di wax rek ni ginnaaw tey yàlla dafa dogal ñu ñëw fekk leen fii nuyu ci seeni doom muy Koddu ak Issa dafa jaadu tamit ginnaaw Issa fu ma jógee mu jóg fu ma wootee mu ñëw fuñ ma gisee gis ma ci gannaawam dafay jaadu que ma seede en tout cas sama ànd ak moom muy sama rakk ju ma déggal ju dégluwul waxu kenn ju doylu rakk bu jub bu mat rakk may ñaan yàlla ngeen ñaanal ñu yàlla musal ñu ci saytaane ba lépp loo xam ni dañ koo mëbët ci parti bi ak suñu avenir ak avenir am moom mii yàlla dogal ko parce que ku gore la mbir mi metti na lool mi ngi fi depuis 2009 waaye président fàttewul kenn dafa tolloog nag lu jot yomb kon ngeen ñaanal ko mu gën a yokk taxawaayam taxawaay bi kontaan nañ ci lool te bu soobee yàlla dama ko koy wax bis bu nekk sama bureau nit ku liggéey yàlla moo lay fayal boppam donc Issa ci sa kanami mbokk ci sa kanamu koñ maa ngi seede ni kontaan nañ lool ci yow ci sa kóllëre ci sa engagement su ma nee Issa nag boole naa ci jigéenam muy Koddu Diop may remercier au passage jëkkëram gaucher Issa booy Koddu boo paree booy boo nga jël film bi envoyé ko parce que jigéen tamit bu amee borom kër takku di liggéey di ànd ak góor fu ñu ko woo mu ñëw c'est parce que tout simplement ci jukkoom bu rafet la mais ci confiance ak engagement jëkkëram la ñu ko ci gërëm di ko sant Seynabou yow li ma la dencal damay bàyyi ba nga xewle ma ñëw fu incha allah. docteur nee na si turam ngay waxaale tamit. ah sama sëriñ nag tey moom dóor na ma mboot parce que docteur Ndiaye nee na ci turam laay waxaaleel kon nag kàddu yi ma yëkkati
ginnaaw ab taalibe laa bu ñu yónni rek ngeen jàpp ni lépp lu ci ñaaw rek man la lépp lu ci rafet docteur la parce que moo may ñaanal su ma takkoo di ñëw ci mbooloo docteur moo may defal ay saar takkal ma benn ndomba ba lépp lu ñu wut ci cérémonie bi ñu am ko donc sëñ bi bu ma fàtte ci ñaan rek. docteur Lamine. ça. docteur. waaw di gàttal rek parce que guddi na. di wax ni mobilisation bi ni mu rafetee nii yàlla dimbale nañu ba seen centre bi nga xam ni mooy Abdelkader Ndiaye ci centre yi ñuy tiitaroo ci gox bi ci la bokk parce que lu mu metti ak lu mu xat dinañ góorgóorlu ba sax bu ngoon jotee ma ni lu mu xat ak lu mu metti yàlla suturaal nañu ba saa ñu voté ba ci ngoon nga ci centre yi ñuy dégg wiiw ci la bokk mais ma leen yi gën a ñaax ngeen gën a dëgëral taxawaay bi ndaxte am na lu fi jaar ci suñu gannaaw mooy inscription ci liste électorale yi ca mën na chambouler situation yi nga xam ni moo amoon ci centre de vote yi donc bu ñu naagu am na benn sëriñ bu ñu ko waxoon nañu gën a dëgëral taxawaay bi buñ doon gagné 60% ñu gagné 90%. parce que dafa am solo lool parce que dëkk bi ñun ñoo ko mën a defar ñun ñoo fi dëkk kenn duñu ko defaral defar cib dëkk nag dafa commencé defar cib koñ ngeen jàppale ñu jàppale seen bopp jàppale Issa mii ndax mbébét yi nga xam ni président Macky Sall am na ko ci askan wi man ko jaarale ci ñun wala ci ñeneen ba su lépp loo xam ni nas nañ ko en tout cas ci koñ bi ak am nañ ko ci yéene yàlla yeggale ko. fi may yeggalee nag mooy fan yëpp am na ñuy wër ci koñ yi di ruuma naat di dem ci biir association yi groupement féminin yi naan leen wotel leen Massamba bu leen wotel Macky Sall ñun amuñu problème mu liste ñun programme nañuy liggéeyal parce que Sénégal kese moo ñu ñor suñu jëmm ji oyof ji Thiès moo ñu ko gënal suñu koñ yi ñoo ñu ko gënal. bu fekkente nit mën nañoo nekk sax jardinier Macky Sall te mu ñuy jàppaleel suñu gox bi ñun pare nañ ci nekk ko parce que Thiès kese moo ñu ñor donc du ñu jël jërëjëf ñu yeggale waaw jërëjëf waaw sama jànq ji tey seen yaram dafa tàng de melal ma tuuti ma yeggale rek. donc pour vous dire dama doon banti ni ñun Thiès moo ñu gënal suñu jëmm ji président Macky Sall ba ñuy ànd ak moom di liggéey Sénégal kese moo ñu tax a jóg donc su fekkente ni am na ñu fi nekkoon président teral leen poste yi gën a kawe mu jox leen ko lu nekk ñu nekk ci dëkk bi di wër Thièsoo Thiès këroo kër fu ne ñu dem di ko tagg te yàlla weddi lañ nekkoon nekkatuñ ko. yàlla rek mooy joxe nguur yàlla mooy joxe nguur mooy nangu nguuram donc su fekkente ni ñooñu tey jii ñi sama sëriñ docteur Ndiaye di wax sëñ Abdou Lahad Mbacké nee woon na nit bu fekkente ni waxi teyam dafa wuute ak jëfi démbam kooku bu ko jàpp parce que workat la donc bu leen kenn nasaxal képp ku fi taxaw nan leen Macky Sall lii wala laa jëmmam ji moo ko tax a jóg mais ñun Thiès moo ñu tax a jóg Sénégal moo ñu tax a jóg. ngeen xamee ñu baax ñi nga xam ne dañuy naxee am na ñuy gàmmu am na ñuy raas déem raaskatu déem yi nag na nga leen moytu ba bu le 30 jotee ñu ànd ñun ñëpp joxaat président Macky Sall majorité absolue maa ngi leen gërëm leen sant. ndeysaan jërëjëf Demba kàddu yi rafet na am na solo lool maintenant sans plus tarder. maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di jéggalu ci kàddu yi ñu fi yëkkati. ci sama turu xarit sama kilifa ma koy wooyee souvent sama sëriñ muy docteur Pape Amadou Ndiaye moo xam ni daanaka bu toogee muy man di sama jigéen bii toog daanaka war nañu mën a bañ a jël parole dafa tombek nag ginnaaw Sénégal moom genre nañu wax
fu góor ñu waxee ñu jox suñu jigéen bii mu laal ci tuuti waaye ma leen di seedeel ni kàddu gi benn la yéene gi benn la xol yi benn la fu ñu dajee ku ci nekk war nga mën a waxal sa bopp kon nag may jéggalu ci kàddu yi di wax ni lépp lu ci rafet rek ci mbaaxam la ak ci yéeneem lépp loo xam ni jubu ciit maa ngi ciy jéggalu bu baax di wax ni xaj na xër ak yéene kese moo ko waral soxna Marème ñi ngi lay gërëm di la nuyu di nuyu say mbokk di la féliciter ci mobilisation exceptionnelle bi dégg naa léegi Diop ni meeting la dina am meeting sax yoo xam ni macha allah mbooloo yi fi teew mi fi teew nii du teew ci meeting boobu mais li waa ji ni public dafa am public yu ñuy compter am public yu ñuy peese defe naa ni ku xool mbooloo mi fi teew seede ni mbooloo de qualité la ñu la ciy féliciter et di wax ni loolu bettuñu c'est pas pour rien que ñu ne nañ fi mujjee ñëw parce que xam nañ ni boo wootee nit ñu baax fekk si la soo wootee nit de qualité fekk si la parce que ku ci nekk la nga leble rek nañ lay fay ma leen ni seedeel ni soxna si suñu jigéen la suñu camarade de parti la naam mais yemuñu rek ci relation politique dafay wax lu baax di ñu digal lu baax lu yàqu ñu ñëw defare ko ci këram gii docteur Ndiaye mii may wax xam na ko bu baax mën na ko seede Ndeye Tické mii mën na ko seede responsable yi mën nañ ko seede jigéenu parti bi ñi nga xam ne ñu ngi Thiès Ouest mën nañ ko seede parce que matul ñaari ay bés guddee nañ këram gi lool di fi lijjanti ay lënt-lënt maanaam ay incompréhension yu amoon te ku nekk ku xam politique xam ni politique ak incompréhension ñoo ànd kon nag di wax lool suñu mbégte bi ñu fi ñëwee tey ànd ñun ñëpp fekk si la ci sa tey débat bi di ñaan yàlla ni mobilisation bi mel le 30 bu ñu voté mu mokkee noonu jërëjëf 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 xale yi di wax rek ni gëm naa ni noonu lay demee parce que Marème liggéey na ko fi ca lebal na ko nit ñi nit nag bu lay lebal defe naa ni bu fay jotee wala bu reconnaissance jotee ku nekk da ngaa war a jóg te mañe ko sa affection te mañe ko sa engagement te ku ne yaakaar nga ni xam nga ni le 30 bii enjeu yi dafa important parce que dafa am ñu taxaw bëgg a bloquer fonctionnement réew mi li koy faj nag mooy jox le président de la république une majorité absolue ñëpp a xam ni Macky Sall ku am yéene la ci Sénégal kuy wax rek ci yàlla tax ñëpp a xam gis-gisam maa ngi romb keroog benn tableau gis benn opposant bu def ci affiche am Sénégal day dem dëgg la Sénégal day dem mais ñoom dañoo yéex a xam ni Sénégal day dem dañoo bàyyi ba xale bu ndaw conceptualiser def benn programme boo xam ni monde bi ñëpp a ci d'accord ñëpp a xam ni bi ñuy but financement PSE taxawul muy Club de Paris muy ci bailleurs yi muy ci institution de Bretton Woods yi fépp fu ñu dem kuñ ci wan programme bi nga fettasu ni wax leen ma ñaata lay laaj ñu def ci seen xaalis ñu naan déetawaay ñu ne pétrole génn ci dëkk bi ñu naan déetawaay ñu ne gaz génn ci dëkk bi kon kay kii aayul gaaf moo tax fi mu ne ku ci ne ñi nekkoon retraite ak ñi ni ñu woon ñi ngi xaar yàlla ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy woppoon nag ñëpp jóg ku ne di politique tey naan nañ fexe ba li nga xam ni mooy koom-koom réew mi ñu tegaat ko ci suñu loxo pour tong-tong ko kase donc je crois que enjeu yi dafa important problème mu Sénégal la du problème mu APR du problème mu Benno Bokk Yaakaar
problème mu avenir u Sénégal la ku nekk war jóg parce que réew mi nag politiciens yi moomuñu ko réew mi Sénégalais yépp ñoo ko bokk te li ñu intéressé mooy suñu avenir u njabootu ëllëg yi du ñu nangu nag kenn ku tayle suñu avenir u doom ni ñu taylee avenir u Thiès yóbbu ko ci opposition pendant 12 ans ku ñëw laaj ñu jox la nga tayle ñu battale ñu ak keneen ça fait 12 ans nguur gu fi am ñu ne Thiès day contre dafa doy nag parce que ci Thiès gi nañ dëkk fi nañ juddoo fi nañ yaroo lu ñu am dañoo fas yéene bokk ak waa Thiès am nañ droit ku laaj ñu laaj te ñun li ñuy laaj dañ koo laaj pour askanu Thiès parce que bala nga ni naam nekk fa Thiès nag ñoo ko mën a développer kenn mënuñu ko développer donc may ñaan ñi fi nekkoon nga xam ne nekkee ñu fi lu dul jaay cantine ak defar demi rond point amuñu benn réalisation bu ñu def Thiès député yi ñu fi faloon am na ci koo xam ni moo battre le record de l'absentéisme ci assemblée nationale xam naa ni bu may doon wax fii léegi ku ma wax député yi Thiès yi département de Thiès yii passé ma jox la 10 000 wala 5 000 ñu koy xam du ñu bëri parce que député yooyu kenn xamu leen mosuñu bindu pour défendre Thiès mosuñu dem sax assemblée nationale. kon nag ma leen di ñaaxaat di leen ñaan bu la 30 jotee ñu assurer suñu avenir u réew assurer suñu avenir u xale assurer suñu avenir u dëkk ni ñu koy defee nag mooy joxe une majorité absolue au président de la République. ba ñomboor mi nga xam ni moo fi nekk yaakaar ni politique naxante la kase loolu dafa xewi politique léegi problème de programme la ñun xulóowuñu xeexuñu xaxarantewuñu dañuy défendre suñu programme kon nag ki nga xam ne dafa nekk di naxante rek di nax waa Thiès yi nañ ci jàpp ba bu le 31 ñu voté massivement yóbbu ko à la retraite mu may ñu jàmm ñu soxali ko suñu dëkk maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. di nuyu bu baax délégation bi fi ñëw wuy si ma tey sagal ma fekk ma digg jàmm gën ndax fii digg jàmm gën la sagal ma siggil ma ci sama kanamu nawle lépp ci jaar ci loxo Ndickou Bar mii yàlla na ko yàlla fayal boppam. Babacar duma gudd nag dama lay wax benn wax rek ñun waa jàmm gën ñu ngi sa ginnaaw. ñi nga xamante ni maa leen jaral ñu toog fii 5 heures ba léegi di xaar kenn demul ci say yitte buñ nee ma dinaa votel Macky Sall dama koy gëm te dañuy votel Macky Sall ñoom ñëpp incha allahu rabbi le 31 juillet dinañ am ndam fête lay doon pour ñun incha allahu rabbi na sa xel dal bu baax Babacar merci beaucoup. mën fee toogloo mag ñi ñëpp ñaari xale yooyu li ñu njëkk a def mooy ñaan yàlla lafal leen cat parce que ay xale yu ndaw waxuma sax yu góor waaye yu jigéen toogloo fi seeni ndey ak seeni baay ba heure bii ça veut dire que xale yooyu xale yu am yar lañ xale yu am teggin lañ xale yoo xam ne aussi seen gox jox nañ leen cër mooy Ndickou ak Aram Faye en tout cas ñun ñu ngi leen di ñaanal ngeen jëm mag ndax fi ngeen toll comme yéen a ngi dem bay xalaat seeni gox xalaatu leen seeni bopp ñaanal leen rek ñun seeni mag ak seeni ndijaay loolu la ñu war a def donc vraiment maa ngi ñaan ñun ñi fi toog ñëpp ñu ñaanal leen ñu am fànn gudd wér-gu-yaram ñaanal leen tam vraiment seen mébét ci seeni gox yàlla mën koo antul du ma guddal nag dama leen di ñaan rek ñaar benn bi mooy ngeen xam ni Thiès kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko moom ñoo ko bokk ku leen wax ni moom Thiès defe naa ni leer na ni moomul Thiès
dama bëgg nag le 30 bu jotee ngeen won ko ni ko Thiès daal am na fi wàll naam waaye ñeneen itam am nañ fi wàll seen wàll nag ku leen neex ngeen di jël dénk ko ko ndax yéen da ngeen a jëloon seen lépp dénk ko ko mu wor leen bis bu ne mu jóge fii bu ngeen ko dénkee rek bu ngeen koy dénk sax fekk na moom defar na billet avion ba pare bu xëyee rek dem na loolu nag dama yaakaar naa ni yéen waa Thiès da ngeen ko fi jëlee incha allah fii ak le 30 beneen bi mooy bu élection weesoo dama bëgg ànd ak waa Thiès ñu defar Thiès loolu moo tudd Thiès sur les rails du développement. incha allah li nga xam ne moo may wuutaleeg ñeneen ñi mooy bu élection yi weesoo ngeen koy xam tey nag élection jot na bëgg naa ngeen jàppale suma xarit Macky Sall pour mu am majorité bi mu soxla mais incha allah moom itam xam naa ni fas na yéene jàppale leen bu baax bu élection yi rombee loolu nag mooy li ma doon ñaan deuxième ñaan bi mooy maa ngi leen di ñaan ngeen may ma loolu mën a antu c'est loolu pour mu mën a antu mooy élection yi jàll ma mën a wax Macky Sall kat man kat waa Thiès waa Diamaguène la ñu jàppoon yëpp bàyyi nañ ko léegi yow rek la ñu jàppale loolu mooy beneen ñaan bu ma leen di ñaan loolu nag am naa yaakaar ci xale yi ma recevoir tey mooy Ndiku ak Aram am naa yaakaar ci ñoom lool parce que xam naa ni li tax nit ñi mën fee toog ba heure bi am nañ ay relation particulière ak nit ñi c'est loolu donc man maa ngi leen ciy respecté bu baax di leen xamal ni nag lépp solo fi mu ne nii Ndiku Aram ngeen wax nit ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di àndal ñu jëli seen i carte bu ñu jëlee seen carte jour élection yi ñuy jël spécimen bi nga xam ni dafa marron am bopp fas nataalu premier ministre nekk ci ñu lem ko buñ ko lemee ñu dugal ko ci benn enveloppe boo xam ne duñ ko tëj duñ ko fermer dugal ko ci urne yi loolu rek mooy soppi seen nekkin incha allah jële leen fi ngeen nekk yóbbu leen ci beneen situation loolu nag maa ngi ciy insister parce que waxtaan bi neex na lool gisante bi neex na lool mais bu élection yi jàllee c'est gagné wuñu aussi dañuy delluwaat rek case de départ donc loolu noonu bëgg naa ñu insister ci fexe nu ñuy def ba gagné parce que bu ñu gagné rek situation yi dina changer incha allah xam ne nañ ci mën a dellusiwaat waxtaan ak yéen beneen waxtaan boo xam ni du bokk bi maa ngi leen di invité aussi ci benn meeting boo xam ne maa ngi koy def le 26 Grand Thiès maa ngi leen di ñaan ngeen ànd ak Ndiku ak Aram ngeen ñëw ci meeting bi ndax président ci boppam moo ma ko demandé pour que vraiment ñu wone benn genre signal fort buy wane ni vrai xam nga def nañ benn meeting démb mais boobu vraiment département bi yëpp la mais suba dafa am meeting boo xam ne man maa koy organiser pour won président ni ko le 26 pour won ko ni ko le mercredi ni que vraiment Thiès jóge nañ opposition dem pouvoir vraiment loolu rek laa amoon lu ma leen di wax di leen massaw encore di leen remercier ci toogaay bi di leen jox dagge beneen yoon merci beaucoup. bon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm ci toogaay bi yàgg bii nii maa ngi jéggalu aussi ci sama yaay yi nga xam ne dañ fi ñëw depuis 16 heures ba léegi ñu ngi fi di xaar mais da ngeen di xam ne rek président Babacar Fall dafa nekkoon ci yoon dafa nekkoon ci yoon am lu ko dogaale xam nga bon kon loolu ñun amuñu dara lum ciy wax ñëw na léegi expliquer ñu kon ñun dañ koy comprendre rek ñu dalal suñu xel yi xam ni lu war a mën a am kenn mënu ci dara monsieur Fall dañ lay remercier ci sa présence parce que avant tout ñun on est des jeunes ay jeunes Grand Thiès lañ te dafa am loo xam ne dañ koo bëgg ci yow nga am ndam fii nii biir Grand Thiès ñun loolu moo ñu yëkkati fi mu nekk nii suñu mobilisation bi soo toogoon ba 5 heures du matin dinañ toog ñu xaar la parce que yow jaral nga ñu ko waaw
en plus de cela dañuy duñu terminer sans autant remercier ñi nga xam ni ñoom ñoo tax ñu intégré ci yow di la jàppale parce que yow xamuñu la woon dañ la doon dégg à travers ton nom mais dañuy wax man sama kàddu sama bopp lay waxal bu ma duggee ci yow c'est grâce à ton neveu Ousmane Ba mais li ma ci yàgg nii c'est grâce à Kouna damay delloo lépp Kouna di ko remercier parce que su dul woon moom ñun duñ fi toog ba heure bii waa Grand Thiès nag ñu ngi lay remercier à travers Abdou Ndoye aussi parce que Abdou Ndoye gis nañ lim def ci biir Grand Thiès gis nañ lim def ci jeunesse su Grand Thiès ñu ngi koy sant di ko gërëm damay lancer waat beneen message boo xam ni les femmes de Grand Thiès ñoo ma ko yónni parce que dañu toog sànq ba léegi di la xaar xam nga comme li ma expliqué sànq rek toogaay bi jar na ko parce que yaa ñu ko jaral mais aussi femmes yi nee nañu ñoom dinañ la jàppale fii pour nga gagner biir Grand Thiès mais en revanche soo gagné bu leen fàtte parce que y a d'autres élections qui viennent xam nga aussi ñun dañ lay delloo ñun dañ lay joxaat suñu bopp parce que dang ñu woo wax ñu ay kàddu te wax ñu say principe wax ñu li Macky Sall bëgg biir Thiès plus particulièrement nga bëgg ko biir Grand Thiès pour nga gagné ko pour nga mën ñoo jàppale parce que on est des jeunes diplômés sans travail xam nga ñun ñëpp kenn amu ci liggéey mais boobu ba léegi ñu ngi ciy topp am na ñu bëri ñu digoon gisuñu dara liñ ñu dig am na aussi suñuy jeunes frères yoo xam ne ñu ngi fi sans diplôme sans métier loolu aussi nga ciy bàyyi xel bu baax ñun nag man toog naa ak yow lu dul benn du ñaar xam naa la bu baax on se connaît xam nga man ak yow xamante nañu ba pare am na loo xam ne aussi man ak yow doon nañ ko teg ñëw naa ay réunion maintes reprises man ak yow teg nañ ko kiiwante nañu xamante nañ bu baax mais dama lay ñaan à travers Grand Thiès à travers au nom des jeunes de Grand Thiès dañ lay ñaan rek li laay war a suuli élection yii dinañ la ci jàppale li mu waree nu ñu kiiwee dinañ la ko jàppale def nañu porte à porte sans repos matin midi soir damay remercier aussi ñoom Soogi Ndiaye ñoom Aziz ñoom El Hadj ñoom Papis su ma limee damay juum parce que ñoom dañ ci sonn ñun ñëpp dañ ci sonn Ousseynou aussi daf ci sonn Pépé Niang ñun ñëpp xam nga damay bañ a lim ñu ne dama jeng alors que jenguma peut-être aussi temps bi moo ñu ko permettre parce que boo ñëwoon avant dina am leneen loo xam ni dinañ ko mën a waxaat nga. yéen ñi fi teew ñëpp maa leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di balaa maa def dara remercier madame Nia Koumba Dia bi fi wax léegi vraiment sonn na ci trop ma koy remercier di ko neexalaale parce que dama koy taxal ñaareel. bon maa ngi ñëw ci tey dama ñëw taxaw pour dama yor ñaari casquette tey ji sama première casquette dama fi taxaw comme président de la commission sportive de Grand Thiès. Il y avait une forte délégation de l'ASC Grand Thiès qui était présente ici. Et cette délégation voulait proférer des remerciements à l'encontre de M. Babacar Fall ici présent. Parce que ñu wax ko ñu bañ ko wax ñëpp tey jii dama ne man sama discours toujours benn la doon tey jii ñun waa Grand Thiès ñoo war a def dara pour Abdou Ndoye ñun waa Grand Thiès ñoo war a def dara pour Babacar Fall. biñ ma ci woowee xalaatuma ci dara laajuma ci dara xaaruma dara en retour parce que man dama jàpp ni man maa am bor bu ma war a fay tey képp kuy Grand Thiès nekk jeune nekk ci quartier bi war nga xam ni ñun dañoo am on a une dette envers Abdou Ndoye on a une dette envers Babacar Fall te waru leen woon sax di jug di jéem a sax wut ay moyens ñun bu ngeen joxlu woon ay moyens on va aller chercher ñun suñu bopp pour def ko parce que loo xamante ne la ñun waratuñoo xaar yéen ba ngeen jugee ni da ngeen soxla li ñu waroon def yëpp mooy daw jàppale leen sans di leen xaar donc tey ci casquette boobu ma yoroon kàddu ASC Grand Thiès ñu bëggoon la wax tamit au passage ni ñoom instant yi nii amoon nañu ay lettre de soutien yu demoon ci yu mel ni mairie yi mais comme ñoom dañoo gis suñu dévotion envers BF dañoo jàpp ni buñ ne BF sax léegi day mel ni dañ ne Grand Thiès dafa mel ni daf ñoo xaw a tànkamlu
te instant yi franchement parlant moi qui suis le président de la commission sportive de Grand Thiès xam naa li fi nekk parce que je suis au cœur des choses. On a besoin d'aide et on vous tend la main. Donc waaw léegi damay ñëw ci beneen casquette bi je parle en tant que président des jeunes de Grand Thiès. Ñun depuis que on s'est déjà vu fële sama buntu kër ñëw nga fa ñu waxtaan ñu nga wax ñu xamal nga ne ñu da nga bëgg ku la jàppale ñun ñu xamal la ni dañ la war a jàppale comme li ma wax léegi taxawoon nañ ci jug nañ def nañ ay porte à porte lépp li nga xamante ne war na jàpp. salaamualeykum waa Grand Thiès li may njëkk a def mooy jégalu leen lool li tax ma leen di jégalu micro maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jégalu lool ci guddee bi ngeen xam ne du sama coobare dama dox bay jëm si fii président woo ma am fu ma yebal moo tax ma bàyyi délégation bi continuer foofu ndax ñooña fi ma demoon kooko xaw ma ko ni ma leen xame yéen mënuma ko di ko xaaral ndax aussi ku day ni président moomu fa yebal yéen nag samay mbokk ngeen samay xarit ngeen samay rakk ngeen samay mag ngeen samay jigéen ngeen di ngeen mën a comprendre lu tax ma dem foofu doog a dellusiwaat fii seet di leen xamal ne aussi bu ma jógee fii ni muy guddi am na faneen fu ma war a dem kon xam ngeen ni affaire bi metti na lool mais Thiès jar na ko Thiès jar na ko Thiès jar na ko li ngeen mobilisation bi ngeen def tam dégg naa ko dégg naa ni tey fii presque am na heure yoo xam ne boo fi ñëwee ba heure bi ngeen ma waxoon ma ñëw fi moo fi ñëwoon dina jafe sax ñu mën fi waxtaan luñ ci waxtaan tey mais xam leen li ëpp solo mooy li nekk ci xol yi li ëpp solo mooy li nekk ci xel yi seen présence gisuma ko sama bët mais yëg naa ko ci sama xol loolu maa ngi leen ciy remercier bu baax di leen xamal ni on est ensemble et incha allah xam naa yaakaar bi ma am ci yéen ngeen am ko ci man ñu am ko ci Macky Sall yàlla du ko tas incha allah donc guddi na duma leen téye davantage dama leen di xamal ni rek daje bi am na solo lool gisante bi am na solo lool mais li ko ëpp solo mooy ñu waxtaane nu ñuy def ba ñu changer li nga xam ne moo fi xew tey teg fi leneen loolu nag lenn rek moo koy régler mooy ñi amagul jëleegul seen carte ñu jëli seeni carte bu élection jotee ñu dem ndànk jël bulletin bu marron bi am bopp fas bi nataalu premier ministre nekk ci ngeen lem ko lem bu rafet dugal ko ci enveloppe dugal ko ci urne bi loolu mooy li nga xam ni moom moo ñuy permettre bu ñu jógee le 30 buñ ko rombee rek ñun ci fête la ñuy nekk xam ni changé nañu li fi nekkoon teg fi leneen vraiment loolu message boobu laa leen bëggoon wax li ci des nag am na meeting bu ñu war a organiser fii ngeen nekk le 26 bu boobaa maa ngi leen ci convier yéen ñëpp di bëgg ngeen mobiliser wu yéen ñëpp ñu daje ci waxtaan bu gën a yaatu guddi na maa ngi leen di yeewi encore une fois di leen jéggalu ci toogaay bi ngeen toog vraiment merci beaucoup